ku ñu ràññee quand même dans le cadre de ces prises de position parfois très courageuses Ngoti Thiam ñooy lay nuyu dalal la fii ci Sénégal bàyyi la nga nuyoo suñu mbokku internet yi. maa ngi leen fay di leen sant di leen remercier di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma invité. d'accord dëkk bii di traverser une période boo xam ne quand même mënuma wax ne musu fi am waaye quand même bokk na ci mbir yoo xam ne raar na ñu koy amee fii ci muy am fii ci réew mi rawatina ci dans la sous-région Sénégal mu nekk réew moo xam ne dañ ko naw en termes de démocratie en termes de stabilité mu nekk réewum jàmm boo xam ne nekk na destination privilégiée pour les étrangers tey mu nekk réew moo xam ne quand même ci li nga xam ne moom la ñuy gis ci télé yi di ko gis ci internet yi di ko dégg ci rajo yi mu gën a nuuru dëkk boo xam ne guerre la ko dëkkum jàmm ndax loolu tiitalu la. tiital na ma tiitalu ma parce que dama ne ci parti bi nekk suma alal ma moom ko bi yëf yi démarré dama def sortie alerte président xamal ko ni ko lii de fi mu jëm baaxul artu naa ko fi mu jëm baaxul monsieur le président tegal sa tànk ci dossier bi jël auteur ñu laa ko wax Sénégal gépp di ma dégg mais la ma ko waxoon tey dégguma moo waral te lii am mënoon na ñàkk Macky Sall mënoon na ko jéggi man leen rappeler anecdote Moustapha Niasse kaaw Ousmane Tanor Dieng licence de pêche bi mu amee ñu gëstu ba xam ne lii ay luubal la ma Abdoulaye jël dossier jox ko justice càmbar ko ba xam ne dëgg la ñu ne ko Abdoulaye Wade dossier bii de soo ko yëngalee dana rax politique dana mel ne politique lay doon te su boobaa mën na yëngal réew mi Abdoulaye ni classé leen ma dossier bi pour jàmm réew mi mais Macky loolu la waroon def tey classé dossier bi ngir jàmm réew mi parce que il faut que moo wax parce que il est temps ñu wax parce que wax jot na. ñu taxaw foofu dossier boobu c'est l'état moo yëkkati woon benn dossier di ko toppee benn kii mais fii ñaari citoyens sénégalais ñoo nekk ci ginnaaw coow li yëpp. bu doon ñaari citoyens sénégalais rek la du am problème mais dafa am lu làq ci ginnaaw. pour dimbale Macky Sall li ma koy dimbalee man mooy wax dëgg vérité gi. ni ko na arrêté dossier bi parce que dossier bi dafa am complot bu purement complot maanaam complot banditisme politique la dama ci am ay preuves leer nañ man bugguma wax parce que ci parti bi la bokk dama am droit réserve mais lii ñuy def nii su ko arrêté wulee dana ko jural musiba bi nga xamante ni dana ko bett. da nga am preuve ne derrière le viol bi nga xam ne moom la Adji Sarr tuumal Ousmane Sonko. beneen complot moo nekk ci ginnaaw. ñun APR ñoo nekk ci gannaaw dossier bi su Macky su ko neexoon dossier bi di sore parce que di début bi yëgu ko mais après yëg na ko bi mu ko yëgee xamul woon ni fii lay egsi boo ko xamoon dina ko arrêté mais actuellement nii dossier bi ñun APR ñoo nekk ci gannaaw dossier bi te dama ci xam lu leer nañ te li may wax gëm naa ko ñeme naa ko te mën naa ko justifier. il faut ñu arrêter lii nañu arrêter lii ça ne marche pas dans ce pays baaxul nañ ko relaxer dossier bi dafa vide plus vide égale vide dara new ci dossier bi dama lay wax lu wóor xam naa li may wax baax parce que Sénégalais la comme ñëpp nee naa la réew mi ñi ma ëpp information bariwul. mais est-ce que bu doon dëgg la sax dara nekk ñoom ñoo nekk ci ginnaaw est-ce que yow it amoo droit de solidarité de parti. non. solidarité de parti weesuwul ma def déclaration avant affaire bi am ni Macky Sall arrêté lii ndax damay bañ li dal Gbagbo dal la te la ma nga waxoon tey li dal Gbagbo dalu ko de mais lii ma gis nii li yàqu ci réew mi privé bi yàqule public bi yàqule état bi yàqule c'est des milliards ci affaire bu détail bu ndaw mën na ñàkk c'est honteux du dëgg du yoon jaaduwul nañu arrêté lii nañ ko arrêté man li may wax xam naa ko. di lancer appel les juges nañu moytu ñun politiciens yi nañu moytu droit ak politique bokkul ak politique droit dafa am yoonu boppam politique nag mën nañu jaar suuf mën nañu jaar kaw
nañu moytu politiciens parce que liñ leen di dugal liñ leen di dugal du baaxul ci réew mi baaxul ci justice même boo xoolee justice bi mais 95% des juges ànduñu ci lii mais le doyen Seck boo gisee bàyyi dossier bi mais xam nañ dossier du vide dafa naroon relaxer Ousmane Sonko da ko doon relaxer ñu xam ne dañ ko bëgg relaxer moo tax ñu nangu dossier bi ci moom c'est-à-dire complot bi dafa nekk li nga xam dafa terre à terre quoi xam nga terre à terre la complot bi dafa terre à terre dafa ñàkk fayda dal dafa nekk lu xaleel li nga xamante ni état warul complot bii les socialistes daan nañu complot ba rey ay nit sax mais kenn daaw ko xam élection dëpp nañu ci élection ba tàyyi arrêté ay leader politique kenn mosu ko xam mais complot dafa sal dafa leer Sénégal dañu intelligent parce que léegi boo xoolee année 60 ak tey bokkul te jeunesse bi dañuy yeewu portable communication ku ne sa biir kër yaa ngi am communication yaa ngi xam lu xew ci monde bi kon il faut ñu intelligence xam ni lii mais lii dafa mais lii dafa mais ni ngay waxee nii da ngay yàqal APR wala da nga leen bëgg a yàq wala. non dama leen bëgg dimbali gi mooy. mais est-ce que mën na waroon dem wax leen ko ñoom directement. non ci biir saal yi mais man par téléphone par lettre écrite. mais suñu ma ibbiloon sama bunt suñu ma ibbiloon seen bunt bu ma Macky déglu woon man du egsi fii wallahi su ma déglu woon du egsi fii parce que parti bi laa gëm sama alal la du ma bëgguma ñu sànq parti bi parce que parti bi ñu ko sànq ñun ñoo perte. te parti bi war na fi def 30 ans 50 ans est-ce que ne ko di xeex président Macky Sall quand même mi nga xam ne nee na ne mbirum privé la rek. yoonam non c'est pas vrai du affaire privé sur le privé du egsi fii ñun APR ñoo làq ci gannaaw dossier bi te xoolal gars yi dimbale ñu ko ah. waa APR. kenn dimbalewu ko fii ne ñëpp a ko seetaan. du tax loolu. mais ndaka jekk fu mu mas a amee problème APR xam lan la ñu wax nañ ko bàyyee ak yëfam parce que respecté wuñu faale wuñu. waa APR seen bopp. ñi gën a jege Macky Sall laa wax man la tey jii billaahi barki alxuraan. ñoom Seydou Gueye. li ñuy wax Macky Sall. bu ko déggoo dama la mas nga gis fan nga gis. ñoom Kassé. non déglu ma fan nga gis ci presse bi nga gis ko am personnalité am fula ci parti bi taxaw di défendre Macky Sall wax ma ko kan la. mais nee nañ noppi parce que c'est une affaire. waxuma lii de même bu dul lii lu jiitu lii su problème ma am ci parti bi kenn mas nga dégg ku taxaw di défendre Macky Sall amul. parce que dañu mer parce que dafa jël teraanga ji jël ay noonam jox leen ko. woy teraanga ji yëpp ci politique te APR am nañu borom xam-xam man ku ma ëpp xalaat ci réew mi amul. mais tey boo xoolee ñi ko doon saaga démb di ko menacer di ko toroxal ñooñu la jël tey jox leen ay responsabilités moo tax parti bi ñëpp croiser le bras parce que dañoo kontaan nañu. mais est-ce que yow tamit bokkoo ci ñuy frustré moo tax. non man li ma mas a gëm wax naa leen ko man li may am Serigne Touba ma koy jox du Macky Sall. li may am Serigne Touba ma koy jox te bu jotee na ma ko jox parti li ma ci war rek maa ngi koy def man maay dundal parti bi sama alal laa jël di ko def ci parti bi ba Macky Sall bind ma lettre man Mahmoud Saleh moo ko signé di ma gërëm ci sama engagement ci parti bi yamul ci loolu mu recommandé man day bind ko sama la conseil spécial du président mu recevoir ma palais ni ma président ne dégg na la yaa ngi koy dimbali yaa ngi koy jàppale dina la jox responsabilité te boobaa yu yàgg na te laajuma ko. responsabilité taxul may politique déedéet. jëloon nga wala jëloo. moom maa ngi leen doon xaar mais problème bi du question ay responsabilité politique déedéet ndax maa ngi sant yàlla man fii nii sama activité personnelle laa yore te maa ngi ciy teral sama bopp di ci dimbali nit ñi man awma problème ay poste est-ce que poste man arrangé na ma man non maa ngi sant yàlla mais nag parti bi moo ma intéressé luy sacrifier parti moo ma intéressé moom lay taxaw te lii ñu gis nii ku mel ne Moustapha Niasse dimbali ko. waaw moom mais parce que dégguñu ko ba léegi. ci mais Moustapha Niasse c'est un lâche. bëggul Macky Sall. su ko bëggoon en tant que charge ànd ak Abdou Diouf. ànd ak Abdoulaye Wade ànd ak Macky Sall su dossier bi du ci assemblée am na information war na ko woo moom ñëw mun ko monsieur le président dossier bi baaxul day taal réew mi su ko waxoon loolu Macky Sall xam naa da koy bàyyi te boobaa lii du am tey lii c'est une grande perte pour le pays c'est une grande perte pour le pays te mën na ñàkk. même discours Antoine barki démb man bi nee le veille Antoine di wax laa ni sama xel laa ni man am naa problème parce que Antoine warul wax le président seul. mais moo nekk ci ginnaaw les forces de l'ordre. mais ni mu communiqué mais ni mu communiqué baaxul. réew da nga koy xam gis nga Sénégal dafa am réalité bi ci nekk. il faut nga xam ne Sénégal dafa am réalité spéciale
fii am na du mu doon communiquer da ciy impliqué sëriñ ci communication bu dal wax ak nit ñi ci dal ak sentiment ak yërmande lancer ñëpp appel su ko waxoon defar communication ba mu. mais est-ce que ni nga waxee nii léegi parce que fu mu toll nii man dama gëm ne discours d'apaisement la ñu war a wax. non baaxul waaw moom la ñu war a def. waaw moom la ñu war a def fu mu toll nii. effectivement bu dee yow léegi da ngay pendant que ñun ñoo ngi wut nu ñuy calmer dëkk bi nit ñi xale yi dellu ci kër yi bàyyi yàq bi ak yooyu noonu est-ce que jotuloon quand même ñu nga am beneen discours boo xam ne dafay wootee en tout cas à la retenue que di trouver ay accusés yu bees. xam nga luy apaiser affaire bi. est-ce que nit ñi il faut ñu ñeme dëgg. dëgg ak fen du ñu mës a ànd. dëgg la fen day yàgg rek mais ku koy def da ngay daanu. dëgg nag gars yi ma léegi déggu ma ko wax dëgg Macky Sall dañuy raayal rek. problème du kenn il est seule personne c'est Macky Sall la du kenn Macky Sall la il faut que mu jël responsabilité am. waaye Macky tamit boo koy wax dëgg nga waxee ko ci presse. non attends il faut mu génn. waaw il faut mu génn parce que su ma ko jege woon dinaa ko wax mais aw ma accès ku jege ko fii laa mën a waxee ci presse mu dégg ma. mais Macky amul premier ministre kii wax na. tey non même amul premier ministre. Macky laa mën a waxal tax bu ma ko jege woon wax ko ci biir nekk mais jegewu ma ko may ñi ma bunt moo ko gisee li ma mën def mooy wax ci presse bi ñëpp dégg ma képp ko bëgg dimbali Macky Sall bëgg indi dal ci réew mi na woo Macky Sall en personne moo war a jug soldaalam jàkkaarloo presse bi jàkkaarloo Sénégal yëpp excusez wu leen baal leen ak excusez wu leen dalal réew mi apaiser réew mi di lundi di matin mu relaxé Ousmane Sonko bàyyi ko mu dem yoonam. lii ma indi jàmm su ko bàyyiwul di lundi ñoo koy chargé nag su ko bàyyiwul lundi lu ne mën na am ci réew mi te ñaanuma ko yàlla souhaité wu ma réew mi am dal. yow da nga bëgg mu bàyyi Ousmane Sonko mu na ko bàyyi dossier bi dafa vide. man li ma la wax xam naa ko man li may wax ragaluma ko appel à l'insurrection bi nag léegi bu ñu teg ci dama ne la dafa vide ñoo provoqué lépp viol lañu ko doon toppee nañ yem ci viol bi mais parce que xam nañ dossier dafa vide fi ñu ko bëgg duwalaat mooy indi coow li nañ indi jàmm ci réew mi dafa soxla jàmm. réew mi soxla jàmm quand même mais point bu ñu parce que tamit jaadu na tamit ci am problème boo xam ne benn citoyen moo porte plainte beneen citoyen même bu amee au moins dil ci ginnaaw boo xam ne da cee ñëw après mais quand même baax na ñu dem tribunal leeral mbir mi. dama ne mais yoon mu ay complot yooyu nga waxee bu dee am na ñu bàyyi ko. dama ne la waaye plainte bi moom na dem tribunal. li may wax nii. yàllaa ma tiim yàllaa ma gënal ñëpp moo ma bind moo ma sàkk ma judd moo may faat yàlla képp la ragal ci li may wax nii. dossier bi complot purement politique la complot banditisme politique la. Idrissa Seck léegi la doon wax tey gi wax na mooy tey ci samedi nee na président Macky Sall amul jot jël benn nit yóbbu ko ci salon bu ñuy woowee Sweet Beauty ba ay activités yu sordi di ko fa fekk nee na Macky Sall tal liggéey la tal. non Macky Sall talul lool. talul liggéey. talul affaire détails yi. mais nag di départ yëgu ko waaye mujj gi yëg na ko. te bu mu ko yëgee li waroon def mooy tegle lépp suuf mais am na dossier signalé Wade moo ko teg ci loxoom mais rapport UG yi Cour des comptes mi ngi nii mais moo teg loxoom pour jàmm mais lii moo priorité ndax lii ay détails la rapport yi la ñu waroon attaqué Matar Cissé c'est mon ami mais Matar Cissé yoon da ko tuumal ñu wàccee ko ndax ay signature parce que signature yi ci la détournement yi di am. y a signature parallèle moo tax si train de vie boo ko xoolee xam ne y a quelque chose moom la ñu waroon yóbbu ci yoon ñu wàccee ko ngir soupçonné ko dañ ko war yóbbu ci yoon non seulement war nañ ko yóbbu ci yoon mais dañ ko bàyyi ci logement fonction bi Matar Cissé war amul droit sax toog ci logement fonction dafa war a génn logement fonction bi ñu yóbbal ko yoon atte ko ba mu seetal boppam loolu mooy dëgg. Siré Dia Cour des comptes da ko impliqué nañ ko topp bu nekkoon kurdu dañ ko topp. Cheikh Omar dañ ko topp ak les autres ay détournements yu mucc ay bi nga xam ne li ma ci xam sax du ma ko wax mais loolu moo doon priorité bi pour seetal protéger alal réew mi mais pas ay détails yu ñàkk fayda yi nga xamante ni ay kilifa ñoo ne ci gannaaw di ko manipuler c'est pas sérieux c'est honte ñaaw na te du ma ci am de lii nii nañ ko teg ci suuf nañ teg li ci suuf ndax bàyyiwuma affaire bi nañ ko teg ci suuf. d'accord ñëpp liggéey. ban message nga am léegi pour xale yi nga xam ne ñoo ngi ci mbedd mi di sàcc di toj di yàq di agressé am na kenn koo xam ne dañ ko jamati paax ba mu dee ñaari agresseur ñoo ko see kon pour que quand même
force de l'ordre yi tamit mën na dellu ci seen casernes yi ñoom xale yi ñu mën na nekk dellu ci école yi di dem jàngi ban message nga am ci loolu. benn message la am benn message li jàll li weesu jàll na du ma ci waxaat. benn message lay wax Macky Sall na xëy demain matin woo journaliste yëpp wax ak sénégalais yi jéggalu leen. wala mu dem RTS. ndax moom mooy responsabilité lépp ndax mu jiite réew mi na wax ak sénégalais yi baalu leen ak jéggalu leen jéggalu sëriñ si jéggalu sëriñ si bàyyi Ousmane Sonko bu ñibbi Sénégal avancé man loolu laa gëm. lu bu defee leneen lu lool rek billaahi lazi laa ilaaha illallaah lu ne mën naa am ci réew mi te ñaan ñu ko yàlla man jàmm lay ñaan ndax jàmm ma jig ndax bu réew mi tàkkee man maay perte man kenn du perte maay perte ndax ëllëgu réew mi sama loxo lay nekk kon jàmm réew mi man la intéressé ci laay xëy ci laay gont. d'accord merci beaucoup. lan ngay tëjee monsieur Ngouty Thiam. waaw di encourager jeunesse bi xëy na xam nañu mer nañu couvre-feu bi sonal na nit ñi nañu ñaan jàmm jeunesse bi nañu ànd ak dal ak sérénité ci xam ne réew bu tàkkee ñun la tàkkal ñoo ko moom maa ngi ñaan nit ñëpp ànd ak dal te am nañ yaakaar ni dootu sare incha allah bu neex yàlla. merci beaucoup ñoo ngi lay jaajëfal. jërëjëf di la gërëm ci taamu bi nga xam ne taamu nga ko Sénégal pour ñëw waxee fi lu ne ci sa xol yàlla nay jàmm rek parce que Sénégal bu làkkee ñun ñëpp ñoo koy yëg. bu nekk ci jàmm tamit ñun ñëpp ñoo koy yëpp. parce que jàmm moom ci la lépp xëj. ñoo ngi ñaan xale yi ñu dellu ci kër yi ñu bàyyi yàq yi ñu bàyyi boutique jàmbur yi parce que ay sénégalais ñoo fa nekk. ñu bàyyi magasin yi ñuy brûler ay sénégalais ñoo fay liggéey. ñu bàyyi tali yi ñuy baare gis nga dëkk tubaab yi dañuy ñaxtu waaye da ngay gis ku ñëw ba tiim mbalit da koy déplacer pour mu bañ a tuuru ci tali bi parce que ñoom xàmmee nañu lu état moom xam nañ ne li état moom ñoom ñoo ko moom xàmmee nañu lu privé moom xam nañ ne lu privé moom ñoom ñi seen bopp ñoo fay liggéeyee kon bu ñu jaawalee wàllum politique ak meeru seen meeru bopp man loolu mooy sama message xam nañu li leen metti parce que dëkk bi métti na lool xale yi géej nañ leen bàyyi ñu nekk xam nga Sénégal dañoo xam nawetaan défoulement dafa baax ci nit frustration bu yàgg baaxul dafay jur li nga xam ne moom la ñuy dund nii ñun dañu xam làmb dañu xam en tout cas ay fosco ak yooyu nga xam ne dafay permettre xale yi di nekk ci joie parce que boo xoolee ñu nekk ci biti quand même xale yi tuuti yi ñoo fa gën a bëri la majorité amuñu 15 ans ñi ci am 20 ans sax bëriwuñu donc xale yooyu nga xam ne yooyu yëpp namoon nañu ko ñoo nekk ci tali bi kon nañu wax ak waajur yi rek ñu wax xale yi ñu dellu ci kër yi président de la république comme ni nga ko waxee moom it na xam wareefam mu joué ko pour que Sénégal rek am jàmm opposition bi tamit nañu xam ne dëkk bu takk lañ fay fekk parce que bu ñu la joxee réew mu takk centre rek nga fay fekk te centre kenn mënu fa defee dara mënul sax def brique kon ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di la jaajëfal yow tamit